mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV benn waxtu une heure bisimilah leen ci xabaar njoloor si la ca gën a fës Abdou Mbow mi ñu tof ki yor kàddug APR daal di kon indi xalaatam ci lu jëm ci rapport Cour des comptes jàpp na ni kon ñëpp ñu ngi ciy tudd ne dañoo yor kon yor mu dëng ci li ñu leen dénk foofu nag yat wi dal seen kaw moo nekkoon gandug Mamadou Ibra Kane ni ki tey jii ay kàddam dina biir nu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi. lu jëm nag ci secrétaire d'État bu Amérique Mike Pompeo mu ngi fii ci Ndakaaru démb la dikk ci mim réew lu toll nag ci juróomi xaatim jot na ko déggoo ak état bu Sénégal leneen loo xamante ne moo ñeel wàllub koom-koom ak wàllub karange dina biir itam ci waxtaan yi dina ci dikk itam nu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi. njiitu réew mi Macky Sall la mu bëgg rek mooy ñi nga xam ne kon ñooy yëngu ci wàllu dem beeg dikk bi daal di fay koppar yi nga xam ne kon la leen état bu Sénégal daal di amel daal di kon jébal bu ko defee kon ñeneen ñi nga xam ne kon ñoo nekk ci biir secteur wala yeneen i secteur mën a jotee ci yooyu koppar loolee nag démb la ko daal di xamle bi ñuy màggal lépp lu jëm ci wàllub transport di wàllu dem beeg dikk bi waaye nag ci askan wi tamit ñoom seen xalaat moo jëm ci wàllub car rapide jeeg Ndiaga Ndiaye naka noonu taxi yi. daana sa bu la neex la ku nekk ci ñoom kon la ñu bëgg daal mooy nekkin gu mucc ay am ci wàllu dem beeg dikk bi danañ ci dikk ak reportage yu Pape Alioune Sarr loolu lay gën a fës ci xëtub xabaar yi nes ki ñu ci faram fàccee. mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV xabaar yi kon des ko tàmbaleeg dund ko junjee ci ndorteel li ak kii Abdou Mbow moom mi nga xam ne kon moo tafu ci ki yor kàddug APR tey moo nekkoon ganug Mamadou Ibra Kane ci jeudi dimanche daal na yëkkati kàddu ci lu jëm ci rapport Cour des comptes bi nga xam ne fësal na ko ci atum 2015 2006 ak 2017 la mu jàpp nag mooy képp koo xam ne dañ la tudd ci mbir yi te nga yor yorin bu dëng ci liñ la dénk foofu rek yat bi dal sa kaw Abdou Mbow itam ne lu jëm ci samp kenn koo xam ne kon moo jiite maire bu Ndakaaru loolu bàyyi ko ci njiitu réew mi teeltu ginnaaw la ci wàllu démocratie ñu teewlu kàddoom ci micro Mamadou Ibra Kane. On ne peut pas aujourd'hui avoir les privilèges qu'on a, être responsabilisé par les populations. li ma xalaat mooy waruñoo jël li nga xam ne mooy ay privilèges wala ay ndombal tànk daal di koy dénk ngay ci profito di def li la neex loolu nekkul lu jaar yoon. te jàpp naa ne président commission bi nga xam ne biral na ko lu mu ci jublu mooy def kéemtalaay kàttanam ba lépp leer ndax moom lu jëm ci wàllum bonne gouvernance daf ko yitteel loolu te lu tukkee ci rapport IGE wala yeneen yi dañoo war a def lépp ngir mu leer ñi nga xam ne sax dañ leen tudd ci rapport yooyu wala ñu leen tuumaal ñu def ay mbir yu garaaw ñoom sax ñoo war a boo seetee jël seen initiative bopp daal di tekkil seen bopp seen ndomba tànk te duñu xaar kenn def ko ndax boo nekkee ci benn bopp institution boo defee ay jalgati waroo xaar sax président di tekki sa ndombal tànk yow yaa war a jël sa initiative bopp daal di amal ni ni mel. D'une institution et qu'on fait des manquements graves mais on ne doit pas attendre la sanction du président de la République. xalaatuma benn yoon fu démocratie Sénégal toll fu mu nekk nii ñuy xaatim ab décret di nommé ki nga xam ne mooy maire dëgg la ci ab majorité la bokk waaye jàpp naa ne Sénégal boo fi nekkee sa xalaat war nga ko mën a fësal même bu fekkee ne démocratie dafay bëgg lu majorité bi xalaat ñëpp ànd ci. Que tu te ranges toujours du côté de la majorité. addu ci geneen wàll ak secrétaire d'État Amérique tudd Mike Pompeo mu ngi ci Ndakaaru démb kon leeg ci réew mi ginnaaw ab ngan mu fi amal ndoor Sénégal kon la ko daal di tàmbale dina dem ca diwaanu te réewum Angola ak fële ci Éthiopie loolu nag jot na tënk waxtaan gu yaatu goo xam ne sekk na ko njiitu réew Macky Sall ak Amadou Ba jëm ci juróomi xaatam yoo xamante ne nii jot nañ ko déggoo suñu diggante ak Amérique waaye tamit lu ñeel wàllub kaaraange ak wàllub koom-koom jot nañ ko diisoo jëwriñ gu ñu dénk wàllub koom gi plan ak coopération Amadou Hott moo ci yëkkati kàddu ñu teewlu ko ci micro Youssouf Konté. bi ñu paree discussion yi nag benn table ronde la woon ñu dem signer ay MOU ay mémorandum ay genre accord diggante Sénégal ak ay entreprises américaines am na ci wàllu santé wàllu wér-gi-yaram yokk ko en fait infrastructure yi nga xam ne ñu ngi ci hôpitaux Sénégal yi lu am solo la donc FONSIS signé na ak GE pour mun a développer ay imagerie médicale ay centre de diagnostic yu demee noonu ci hôpitaux Sénégal yi Sénélec tam signé na aussi ak ñaari société américaine donc GE ak Waldi Lamon pour développer benn centrale électrique boo xam ne ñetti téeméeri mégawatt la loolu nag ay entrepreneurs ak ay investisseurs sénégalais ñoo koy def wante seen partenaire mooy GE
signé nañ tam ak beneen société ci wàllu accès électricité surtout ci milieu rural ak transport d'électricité Senelec tam signé na loolu man tam signé naa ak benn société américaine bi nga xam ne ñoom ñu ngi développer ay projets di ko financer développer ko financer ko aussi ci wàllum éducation wàllum santé ay wàllum aussi logements sociaux ci dans le cadre programme 100 000 logements au président de la République. secrétaire d'État bu Amérique Mike Pompeo ak kilifa réew mi danañu amal janook taskatu xabaar yi fii ak ci kanam tuuti fii ak kon lu yées benn waxtu ci makkaanu jëriñ gu ñu dénk wàllu bitim réew ci Sénégal njiitu réew Macky Sall maa ngi leen ko doon junj la mu bëgg mooy transporteurs yi ci Sénégal daal di kon fay koppar yi nga xam ne état wu Sénégal jot leen ko amel jot leen ko lebal loolu nag la daal di xamle ni ki démb ci bés bi nga xam ne dañ ko jagleel wàllu transporteurs yi njiitu réew mi nag nee naam rafetlu na liggéey bi waaye nag faw daal ñu soppi kon lu bëri seen doxalin ci tali bi ñu tawli kàddoom. bu ñu ne mode de transport yu bees am na autorail bu bees TER am na BRT ay bus yoo xam ne seen yoonu bopp la waaye ñooñu dañuy liggéey ak bus yi ngeen yor parce que yéen a mën a dugg ci roq yi ak fi gën a sore indi il faut que donc partenariat boobu ñu tabax ko ba nga xam ne lépp dana nekk harmonie ci biir réew mi kon lii ngeen tàmbali dañ ko war a renforcer yokk crédit yi yokk bus yi loolu nag day fekk effectivement nii ngeen ko tàmbalee te ñu wax ko fi ñu maintenir loolu muy lépp fay la sant su ko defee crédit yi mën a continuer état bi mën a yokk loxoom ku amuloon mën a am ci ay bus pour transport du jëm kanam. président Mbaye Amar mu ngi may déy léegi wax ma jaar-jaar yi ni ngeen jotee terrain beeg effort yi ngeen def ak fa ngeen ci fas yéene dem ma ne ko manit danaa la déey kon danaa ci dugal tuuti sama loxo jox leen 200 millions mu nekk contribution ci tabax bi nga xam ne fas yéene ngeen ko def mu nekk loo xam ne dana nekk contribution président de la République. démb mu nekkoon bés bu ñu jagleel transporteurs yi ci Sénégal ñu daal di ko màggal nag màggal gu am solo ca Sébikotane lu ci mënti am nag askan wi kon doo am tànneef ci la leen di yóbbu kon ñi ngir ñu dox seen soxla tàmbale ko ci taxi karapit yi ak njaganjaay ba ci bus yi ku nekk itam am na kon loo xam ne mën nga ko jël waaye nag lépp mu nga yemook li nekk sa poos lu ci mënti am nag ñoom ne naam bëgg nañu dem beeg dikk bi ñu yokk ko waaye lañu gën a bëgg nag muy ngir mu ñoŋ mooy noflaay gi ndax nag jàpp nañu ni kon li des dëgg ngir mu ñoŋ dafa bëri reportage Pape Alioune Sarr. ay car rapide yu taxaw ci benn rang di xaar ay client ci avenue Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru oto yi su fekkee sax màgge nañu nekk na lu étudiant yi tàmmu gaawaayam ak lu mu yomb tax na ñu bëri du ko jël. pour man moo gën a gaaw quoi parce que d'habitude bu circulation amee quoi ñoom am na nu ñuy def pour contourner pour mën a dem mu gën a gaaw quoi d'habitude moom laay jël en plus taxi dafa cher quoi taxi dafa cher te car rapide boo amee 100 francs dem boo amee 75 dem. contraire ak yeneen oto yi nga xam ne 200 ngay fay wala 250 pour dem quoi moo tax mooy préféré car rapide. waaye car rapide yi am na fu mu yam ni Sidi bi moom du ko jël mbukk ngir dem ci xew yi taxi la taamu ndaxte jàpp na ni moo gën a gaaw. des fois aussi bu may génn nii fekkee damaa yàkkamti je préfère jël taxi wala bu ma guddee. car rapide yi des fois du ñu teel a ñëw da ngay taxaw ci arrêt bi des fois ay 30 minutes doo gis car. ci arrêt Fastef ñu fekk fa Adama mu toog ci arrêt bus bi ay car rapide di ko romb ak i bus Tata waaye xalaatul dugg ci Dakar Dem Dikk la taamu ndaxte ci xalaatam moo gën a wóor. car yi ñoo car rapide yi ñoo yem rek ñu ne woon ci car rapide ñoo ñaan yorewaat car yi benn lañ moo tax moom sawru mu ko jël de. waaw dana yéex lool dana yéex waaye daal moo ëpp sécurité daal comme li ma la wax rek moo ëpp sécurité te nit moom yoon du yéex yoon bu ànd ak jàmm moo gën lépp. bis bu ñu sargal transporteurs yi ñu koy màggal ci gaaw gi ci Dakar ñu fi dëkk ku ne am lu ko gënal ci lu ko yóbbu muy car rapide bus Tata Dakar Dem Dikk wala taxi waaye ñoom jàpp na ni oto yi dañoo màgget ñu bëgg ñu soppi leen. Papa Alioune Sarr ñii ay ndawi réew mi leenu cosaanoo ca diwaanub Casamance danoo boote ci kuréel seen xememteef nag mooy fexe ba jogante ñu dëgmal njiitu réew mi kon am ci ndam lu yaatu ca diwaan ba ginnaaw gi nag ne lu jëm ci jàmmu Casamance ak tamit suqaliko gox ba seen yite dëgg ko lañ ko def démb lañ janook taskatu xabaar yi Abdourahmane li ciy leeral. lu njiitu réew mi Macky Sall am si ay baat ca jongante njiitu réew yu ñu génn
nekk na daanaka mbir bu ñii di ay député faree ci nguur gi mënta nangu ba tey nan lañu war a def ba yëkkati yooyee baat ci yeneeni jongante loolee mooy jubluwaay gu njëkk bu ñii di ay député dajaloo ci ab kuréel. Macky Sall a gagné en Casamance. C'est bien le président. baax na ñu koy leeral ndax Macky Sall ci jogante yi ñu génn ca Casamance gagné na fa ak lu ëpp juróom-benni junniy voix waaye tamit résultat yi Sonko am kenn mënu ko naatable ndax boobu moo doon participation bu njëkk ci ay jogante njiitum réew ba tax na jamono ji suñu mbébét mooy ñu jéem a xoolaat yan jëmtuwaay ak nan la ñuy tëralee ay pexe ba mën a song yeneen i jongante. Et quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place pour la reconquête. bu weesoo wàllum politique gi suqaliku boobee pàcc dëkk bi doon na itam lu leen soxal. Par rapport au développement, je crois que le collectif dañuy faral souvent ñu interpeller de plaidoyer ci assemblée. Voilà ñu jóg dem gis tel ministre. Mais je crois que ci cadre bi ci biir cadre bi ci boppam dinañu mën a am ay échanges ak ministres yi ak directeurs yi ay échanges ak personnalité pour que ensemble ñu mën a toog autour d'une table ñu wax leen concrètement. jàmm ca Casamance itam waxtaane nañu ko fa yile député nar nañu indi seen wàll ci jàmm ca diwaan googu. jàmm amul développement mënu fa am leneen mënu fa am donc ci loolu on s'est dit que ñoom plateforme bi comme ñoom ñu ngi ci activé wu depuis des années et on a toujours été impliqué dans leur mouvement et dans leur activité parce que ñëw nañu Kolda je les ai reçus à Kolda c'était un atelier de 2 jours donc j'ai toujours suivi le processus nee naa léegi que ñun en tant qu'élus nationaux nous sommes prêts à accompagner ces acteurs pour la paix en Casamance nous sommes prêts à accompagner le développement pour la Casamance. ay meeting wala ay dajek askan wi lu ñàkkul tuuti politique noone la ñiy fas yéene doxee ngir suqali seen diwaan boobu di Casamance ak seen kuréel gu ñuy wax collectif des députés de la Casamance muy kuréel bu leen ëmb. Abdourahmane Ly di ko gërëm wattaayu ñaar téeméeri at yu talaatay ndeer ñu nga ca comité kon bi ko sekk ñu ngi doon jënoon taskatu xabaar yi la ñu bëgg nag mooy juróom-ñaari fan ci weeru mars di bés boobee nga xam ne kon mooy talaatay ndeer la ñu bëgg ñu def ko bés boo xam ne dañuy màggalee mboole mu jigéen ci Sénégal ndax nag danoo jàpp ne kon juróom-ñetti fan ci weeru mars ci àdduna wërngal këpp kon di ci sargal jigéen yi Sénégal itam am na bésam loolee nag lu mënta ñàkk la loolu ñu jàpp waaye itam bëgg nañu seen gox ba maanaam ndeer doon lu méngoog jamono ba jumtuwaay yi nga xam ne mboole mu réew tax yi ñu ngi koy amee ñu daal di ko matale janow taskatu xabaar la ñu wootee ndikki démb ñu ànd ci leeral Adama Sarr ak Moussa Fall. kuréel gi nga xamee ne nag moom mooy saytu ñaari téeméeri at yi nga xamee ne talaataay ndeer am nañ ko dey jamono ji nag li leen soxal dëgg nag moo di ñu jox gëdd bu baax nag li nga xamee ne moom la jigéen yooyu booloo woon nag tal seen bopp ngir rek ñu bañ leen def jaam. 7 mars doléance la bu yàgg ci waalo waalo ak doléance bu yàgg ci Sénégal jigéenu Sénégal ndax ñun 8 mars mooy journée mondiale de la femme mais 7 mars ñun dañoo bëgg mu nekk journée nationale de la femme ndax Sénégal ñàkkul jigéen yu ñu mën ñoom Aline Sitoé Diatta les femmes de Nder ak yeneen jigéen muy ñu mën a fexe ba le village historique de Nder ñu mën ko mu am musée. ngir sax boobule taarix ñu gën kaa leeral ci boppu nit ñi li nga xamee ne moo di ab ndaje bu am solo daañu ko amal ngir dellu si waat ci boobule taarix. te bëgg nañu aussi dans l'avenir tenir benn colloque scientifique ici à Dakar wala Saint-Louis nga xamante ni dañuy invité historiens yi ci Sénégal yépp ak ci àdduna wax ak ñoom ba nga xamante ni histoire talaatay ndeer bi ndax version yi dafa bëri ñu fexe naka la ñuy def bay boroom xam-xam yi ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu histoire ñu reconstituer fait bi bay mën ko dugal ci histoire du Sénégal. commune bi nga xamee ne nag moo di Niit te Nder bokk ci jamono ji itam bëgg nañu rek ñu daal di fa amal ay infrastructure yu mucc ayib. commune yu Niit le village de Nder soxla nañu vraiment ñu jàppale leen ci wàllu ndox mi parce que ndox mi ba léegi àggagul ci dëkk ci biir kër yi. beneen bi ci des mooy côté santé ku wax liggéey wax yooyu yëpp di nga wax santé ku
ku wérul mënoo liggéey donc côté boobu bëgg nañ ñu yokkal ñu ci ndax ñaari poste de santé la ñu am dans la commune de Gningue bëgg nañu vraiment autorités yi ñuy dégg ñu mën ñoo dimbali ba nga xamante ni commune ñi côté faju da leen di yomb ba du ñu jóge de feneen di dem di faju ji côté bi nga xamante ni mooy wàllu njàng mi njàng itam kuy wax développement njàng ngay wax njàng commune ñi benn collège la ñu am. ci fàttali ci atum 1819 la ay jigéen boole woon seen bopp nag dugg ci ab néeg taalka ñàkk seeni bakken ngir rekk ñu bañ leen a def ay jaam. ndongo daara ya yoo xam ne ñu ngi ci école nationale d'administration bu Sénégal bootu ci kuréel amal nag seen bés boo xam ne lañu daal di samp ngir nag gën a xamante waaye itam gën a minante ngir rek kon tekkit gi mën a ñoŋ ci l'école ba dañoo amal waxtaan gu yaatu ngir ngir def gëstu ci lu jëm ci budget programme loole nag ni ki démb lañ ko daal di amal di waxtaanee nag kon yeesal bi nga xam ne état bu Sénégal indi na ko ci budget bu programme bi ak caslaay li dëgg la ko tax a jóg ak tamit nan la mën a def ba ko defee jëwriñ yi kon lu ñu leen dénk ñu mën ko doxal ci njëriñu askan wi Mortala Anne Moussa Fall. amicalu ndongo yi nekk école administration bu Sénégal daal nañuy engagé wu. enjeu budget programme ci économie bi doon lu soxal bi lépp ndaje. tànneefu thème bi dafa ñëw ci jamono joo xam ni budget programme bi nga xam ni moom la ñuy waxtaanee moom mooy budget document de base bi nga xam ne administration ci lay tënk liggéeyam. maanaam liggéey la nag boo xamante ni dañ ko aj ci ay programme ndax bu njëkk ba ministère yi ñu ngi doon waxum budget de moyens bon par rapport ak moyens yu ñu am ci lañ doon définir la politique publique les politiques publiques bien sûr donc aujourd'hui c'est vers des résultats qu'on va mu ñu indi gestion axée sur les résultats bi nga xamante ni moom mooy liy dëgëral programme boobu nga xam ne moom la ñu tëral ci budget bi maanaam muy jëm ci diirum ñetti at durée bi di gën a gudd ndax boo gisee lu mel ni le document économique de base bi nga xam ni moom la ñuy liggéey muy Sénégal plan Sénégal émergent du premier document de base bi nga xam ni moom la état bu Sénégal yàgg a liggéey ndax c'est une synthèse de tous les documents. mu doonoon ndongo ci bileb école léegi mu doon directeur des domaines moom Mame Boye Diao mi ngi rafetlu bile thème di xamle ne thème bi day dugg ci cadre coppite yi nga xam ne namm nañ ko ci wàllum économie. coppite gu bees gu am ci niy doxalee suñu koomu réew surtout ci wàllu finance publique loolu nag dafa laajoon ñoom ñu xam ko ñu xam tamit yan jàngat lañ ci war a jëlee ak yan mutation yu mag ay changements yi nga xam ne am nañ solo coppite yi nga xam ne am na ci ñoom ñu mun ko xam dafa am solo. ma leen di ñaax nag di leen wax ni nag ñoom ñooy Sénégalu ëllëg seen Sénégalu tey ak Sénégalu ëllëg sax laay wax. bu ñu sukkandiku ci directeur bi njëriñal panel bi day yokk capacité ndongo yi ngir ñu mën a adapté wu ci mécanisme yi la ñuy xaar ngir ñu mën a développer réew mi ëllëg. coppite yi barewul lu ñu bëgg mooy nag école bi comme lim ko tax ñu teg ko mooy doxal administration gouvernement Sénégal ñi fiy jàngal seen liggéey yëpp ci loolu la jëm ay fonctionnaires lañ ñu nekk di doon. donc il faut ñu jàngal leen nan la ñuy doxalee loolu ci yar ci teggin ak si aussi si xam seen bopp nag mu ngi commencé yow li ngay def nga xam ko nga mën ko waaye aussi nga xam li tax nga koy def ak nga wekk ñi ko koy defal. mu doon daje buy dugg ci seen yu bésu intégration yi ñu amal ci teewaayu ñu nekkoon ci bileb école lii di ndongo yi ENA yi daal nañuy tàggat seen bopp ci li la ñuy xaar ëllëg di au cadre bu administration sénégalaise. Mortala Anne jërëjëf Matador rappeur la ma nga woon kon fii ci groupe bi ci makkaanu groupe Media Invest ngir amal fépp nemmeeku ak tamit saafonteeg kilifa yi bu mu dikkee nag ñëw na ci jaar-jaaram ak la nga xam ne la samp ci jubluwaay loolu lépp kon la bëgg matériel waaye nag doolu na di ñaax tout tànk yi maanaam ay raxam yi nekk kon ci mouvement hip hop bi ngir ñu daal di joyanti seen kàddu rafetal tamit li jëm ci nekkin gi ndax kàddu yi nga xam ñu ngi ko ci dégg lu mën a ñàkk loolu la jàpp ñu ànd ci leeral Sékou Seydi. foo ko gis xàmmee ko ak mbaxane bi nga xamante ne mooy àndandoom bu yàgg ba Matador mi ngi ci rap Galsen bi donte sax nit ñi gëj nañ ko gis ci scène bi. maa ngi ci sama liggéey en tant que artiste musicien. maa ngi ci sama liggéey en tant que aussi président et de l'association Africulture Ban donc dañu am ñaari casquette yoo xam ni buñ lépp ñu ngi ciy liggéey. jàmbaar
mooy tour album bi nga xamante ni artiste bi fas yéene na ko génnee ci weeru avril di ab produit boo xamante ne mélange la ci musique actuelle ak bu yàgg ba. On parle d'afro-trap, mais moi je pense que l'afro-trap ça vient de l'afrobeat et l'afrobeat ça vient de quelque part. Am na fu mu jógee ci Afrique et ku xam afrobeat xam ay Fela et tout, on a écouté aussi Bissa et tous ces gens-là et on s'est dit pourquoi ne pas se baser sur la tradition et trap bi ñu allier les deux. Traditionnel mooy tout ce qui est instrument traditionnel ñu utiliser ko pour jouer de la musique trap. ci at yi ñu génn mouvement rap bi daal dina enregistré ay jeunes yi am talent lool waaye public bi lu mën a jàpp ci génération bi mooy clash yi nga xamante ne parfois dafay dem ba jéggi dayoo am lu ko ci metti lool. sa yaay boo nangoo boo toogee dégg ñu koy saaga boo nee daat si hip hop rek c'est parce que waxoo dëgg boo toogee sa ruq dina la metti et hip hop bu ñu koy wax lu positif la. li tax ñuy wax culture hip hop mooy ni injustice inégalité lay xeex nga jóge ci dara mu yegg fa jóge ci suuf fu amul dara yéeg ba ci kaw ñëpp xam la te je pense que ni hip hop bi permettre na jeunes yooyu yëpp nga xam ne ay temps kenn xamu leen woon ñu jóge ci peut-être nekk ci ay conditions yu difficile tey Sénégal yëpp naw leen. bugguloo public bi li ngay def te jaarale ko ci ay kàddu yu rafet yoo xamante ne dafay yee askan wi mooy li nga xamante ne moo nekk base rap Galsen moo tax Matador di ñaax rakkam yi ñu delloo ci seen xel bu baax. di leen gën a ñaax ñoom que ni hip hop bi ak culture urbaine bu ñu jàppee ni rek passion la moo ñu ciy dugal souvent mais ay métier la c'est pourquoi ñu organiser teg ay structure di former ay nit ci domaine yu bari. delloo sa réew lum la jox mooy tey chantier bu gën a mag boo xamante ne moom mi songu na ko ak structure bi nga xamante ne moo koy jiite di association Afrique culture urbaine mu jóg ngir promouvoir talent jeune rappeurs yi ci concours bi nga xamante ne ñu ngi koy woowee Flow Up di compétition boo xamante ni dafay encourager excellence bi ci mouvement hip hop sénégalais bi. Sékou Seydi jërëjëf jafe-jafe yi nga xam ne bërëbu liggéeykaay fii ci Sénégal ñu ngi koy jànkonteel ci réew mi ak bor boo xam ne état bu Sénégal da leen ko yoreel toll ci 200 milliards sunub koppar loole nag tax ba yéen ci këru liggéeykaay yi di dàq yenn ci seen employé bokk na ci ponk yi nga xam ne kon fës na lool ci L'Air du Temps ak Alassane Samba Diop naka noonu tamit ndax yaakaar mën na am gannaaw dikkub États-Unis fii ci Sénégal maanaam secrétaire général bi ak réewum Canada mi nga xam ne ñoom ñëpp kon am nañu xemem def jàppale réew mi ngir mu mën a suqaliku loolu lépp kon bokkoon na ci L'Air du Temps Alassane Samba Diop ak i ganam doon ko waxtaanee Omar Kane lañ ci àndal kii leeral. ci kàddu yi docteur Cheikh Oumar Diagne lu leer la bu fekkee ni tey entreprise Sénégal yu bëri ñu ngi ci boru fayit ndax xaalis bi leen nguuru Sénégal yoreel dafa fekk ni nguuru Sénégal li ko gën a yitteel mooy fay bor bi mu am bitim réew ak fay entreprise yi nga xam ni mën na leen ger. L'État a fait le choix de respecter ses engagements à l'étranger. L'État a une dette extérieure en tout cas. nguuru Sénégal dafa def choix respecter engagement yi mu jël bitim réew. moo tax su nguur gi di fay boram fay bor extérieur bi moo koy gënal. moo tax entreprise nationale yi am ay jafe-jafe ci seen trésorerie ci loi de finances initiale bu ren bi ñu ngi ci wax ni dinañu fay bor bu atum 2017 te même suñuy fay entreprise yi dañuy xool entreprise yi nga xam ni mën nañu leen ger. Il faut faire de la corruption en réalité. En fait, dans les services de l'État, on privilégie certaines entreprises au détriment d'autres. ci kàddu yi économiste bi di docteur Pape Demba Thiam saafara mën na am moom li muy proposé mooy li mu tubbee titrisation de la dette. Le ministre des Finances peut être extrêmement volontaire pour trouver de l'argent et payer la dette. ministre des Finances mën na am yéene lijjanti xaalis ngir fay bor bi waaye am na yeneen solution lu mel ni créer benn marché de la dette titriser dette bi am nañu ay bourse ci lu gaaw mën nañu taxawal ay jumtukaay ngir titriser dette bi ak Abdelkarim Mbeng amoon nañu projet bu jëm ci li ni mel idée bi mooy suñu créer benn marché de la dette intérieure ñu titriser dette yi fekk fay bi dañ koy orienter ci yeneen activité économique te loolu état bi ak entreprise yi yépp dinañ ci gis seen bopp. Bénéficier des opportunités qui ont été créées par ces investissements publics pourraient se brancher dessus et investir. ñu nemmeeku ci fan yi ñu génn dëkk yu bari yu mel ni États-Unis ak Canada yabal seen ndaw ngir ñu ñëw investir Sénégal loolu nag
lu normal la bu ñu sukkandikoo ci invité yi. C'est une réalité. Vous savez, je disais tantôt que les pays, les États n'ont pas d'amis ni d'ennemis. Ils ont des intérêts. État yi amuñu ay xarit amuñu ay noon intérêt kese lañu am dama def benn seetlu dëkk yu mag yi seen responsable yi suñu ñëw ci yenn réew yi dañuy indaale chef d'entreprise yu bëri ngir ñu mën a am ay marché africains yi rek ñooy voyager di yóbbaale seeni militants ak seeni njaboot ngir defi shopping kon le fait que dëkk yu mag yooyu di ñëw Sénégal lu normal la ñun ñoo war a taxawu suñu champion. Être aussi donneur en tout cas par rapport aux entreprises étrangères alors que nous pouvons créer nos propres champions. champion yooyu mooy entreprise nationale yi ak secteur informel bi ñu war a formaliser. Omar Kane jërëjëf daal di àddu ci wàllu tàggat yaram ak basket ak première journée yi nga xam ne tàmbal nañ ko niki démb résultat yi nag ci wàllub soxna yi ci poule A bi bopp kon moo daal di duma bopp kon Saint-Louis basket club moo ko daal di duma 50-64 maanaam juróom fukk ci juróom-benn fukk ak ñeent. Mbour Petite Côte moom itam moo daal di duma Debalock fanweeri ak juróom-ñett ci fanweeri ak ñeent. CMT moom itam moo daal di duma waa ISEG Sport juróom fukk ak juróom ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent loolee nag ci wàllub soxna yi la ci wàllub góor ñi ci poule A bi AS Douane moom itam moo daan ñii di waa Sibac juróom-ñett fukk ak benn ci fanweer ak juróom-benn. poule B bi bopp moo daal di bopp kon Saint-Louis basket club moo ko daal di duma itam juróom fukk ci juróom-ñaar fukk ak ñaar Duc itam moo daal di daan ñii di waa USRAI juróom-ñaar fukk ak benn ci juróom fukk ak juróom-ñeent. ASFO moom itamit daal di duma yu metti sax ñii di waa Saltigué juróom-benn fukk ak juróom ci ñaar fukk. joxe na kon lu jëm ci programme mu tey bii nii la tëddee ci kon dañ koy wëyal première journée bi ci soxna yi di jigéen ñi kon ñaari waxtu bu jotee INSEPS U4 mooy dalal ñii di waa Jaraaf bu Ndakaaru lu jëm nag ci wàllu góor ñi. ñetti waxtu bu tegalee ñeent fukki simili ak juróom ASFA mooy laale ak waa ISEC juróomi waxtu bu tegalee fanweeri simili GIA ak ISO ñooy jongante ñeenti waxtu bu tegalee fanweeri simili Saltigué mooy dalal ñii di waa UGB AS Thiès di dalal ñii di waa AS Ville de Dakar Louga Basket Club moom mooy daje ak mooy dalal ñii di waa Mermoz bu Ndakaaru kon mbokk yi loolee gënoon a fës ci xabaar yi gërëm leen bu baax a baax ci ànd beeg ñun ci ITV. sant ñëpp ñi nga xam ne ñoo jàpp ci xabaar yi ba mu daal di yemb rédaction bi jox leen dox daje ci marax yi gërëm ñi nga xam ne kon jàpp nañ ci boo lépp yemb ngeen wéy di ànd ak suñuy programme ci ITV ndax mbiri ngi ci ñoom ci jàmm ngeen nekk ci jàmm jërë ngeen jëf